setagul ndax moom ñu ngi koy toppee mbirum pédophilie acte contre nature ak mbirum viol ak it li nga xamante ni ñu ngi wax ni corruption de mineur la et tamit association de malfaiteurs la ndax yoon teg na ko loxo ak ñamu àndal ba tax na tey Seneweb daal koy xëyee ca unam ndax moom dafa def ay terrible aveu ci li nga xamante ni ñu ngi ko koy toppee ndax tàmbali ba sax nié woon na fay waaye dem na ba ci biir dikk en détail ci li nga xamante ni ñu ngi ko koy toppee waaye la ñu ci jaaxal mooy ci biir maanaam aveu yi wax na ni dafa mel ni dañ ko liggéey démb sax defe naa oustaz su ma jumal Mame Matar mi nu fi invité woon bi ñu ko interpellé ci mbir mi moom mi ngi wax kon de bu yàggee kon de dëkk bi de bëri kayitu dof kon sëñ Assane Mbacké mi ngi noonu nag ak yoon waaye mbir mi noppeeguñ ca ndax mbir maa ngi dox di wéy ndax dafa nekk benn bande goo xamante ni fi mu ne dañ bëgg cerner yooyu ñi nga xamante ni ñu ngi leen tuddee ay prédateurs waaye lu ci mënti xew daal ku mel ni moom ñu bëree ngi ñaawlu jëf ji ndax séntuñu ko woon ci ku mel ni moom rawatina mu nekk kilifa diine doon def ay waxtaan di jubanti nit ñi ci seen wàllu diine. ayca kon man ngeen ko dem xool en détail ci www.seneweb.com mu yëkki fa ay kàddu yu doy waar daal di nangu li nga xamante ne ni mooy jëf yi ñu gàcc ci loosam waaye daal di ci indi ay xibaar yoo xamante ne ni naka la def ba doon jëfandikoo xale yooyu la loolu lépp daal di nañ koy mën a am ci www.seneweb.com léegi nag ñu dem xooli ji suñu jantum réew Le Soleil yéene kaay maa ngi fay seen son excellence muy njàpp ànd ak i borom itani waa marine nationale la muy nuru lan moo fa xew fi mu ne nii boo ci booleel cravate bi rek defe naa ni Macky Sall dàkku la sañse ndax dégagement benn njàpp bi moom la muy firndeel mooy dafa doon teewee inauguration pour la première fois ci histoire am réewum Sénégal am li ñuy tuddee école marine ndax yaa ngi gis ci titre bi noonu ñu ngi wax ne la marine nationale monte en puissance ndax président Macky Sall fi mu ne ni dafa fas yéene dooleel marine bi jox leen ay jumtukaay yoo xamante ni tey jii ni duñ dem di jéggaani ji di former suñuy doom ci yeneen réew mi war na mën a former ay doomam ngir lu jëm ci wàllu métier wàllu géej moo tax en détail Le Soleil daal ci dikk ci tënk rek wax ni 11 juin maanaam 2020 ca lañ defoon pose première pierre bi waaye yàlla dogal na ci diiru ñaari at ca lañ tabaxee boobu école te tey jii nii war a mën a former ay doomu réew mi ngir nga xamante ni dinañ mën a ràññeeku ci wàllu marine nationale. ayca dañuy dem xooli ji Walf Quotidien moom mi xëy ak waa Yewwi Askan ci li nga xamante ne nii moom mooy seen rassemblement ga ñuy yoon. voilà Walf Quotidien dafa xëy ak li nga xamante ni moom mooy waa Yewwi Askan wi mel na ni Yewwi Askan wi nga xamante ni dafa naroon Yewwi Askan wi finalement nguur gi jàpp nañ ni moom moo ko yeew ci benn jeu de ruse boo xamante ni pouvoir bi daan na koy teg waaye ñu bëri ngi jàpp ni politique la ndax ci pexe nguur gi la ngir jéem a écarter li nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci yenn kilifa yi nekk ci boobu coalition ku ci mel ni Ousmane Sonko buñ ko tuddee naruta bokk ci li nga xamante ni moom mooy élection yi waaye Barthélémy Dias ci kàddoom moom jàpp na ni mu neex nguur gi mu nakkar nguur gi dinañ bokk non seulement dinañ bokk mais 17 juin gi ñu jëm ñoom nee nañ dinañ amal seeni marche donte gouverneur Dakar ku ne gis nga communiqué bi nga xamante ni génnee na ko te wax ni bëggul lépp li nga xamante ni moom mooy wàllu propagande jëm ci yoolu élection législative ba tax na ki ñuy wax Jean Charles Biagui nekk enseignant ci wàllu science politique samp na gis-gis goo xamante ni jàpp na ni s'opposer à l'opposition n'a aucun sens waaye wax jooju daf mel ni nguur gee ko moom waaye lu ci munti am mbirum politique la léegi nag ndax dina am wala du am mi ngi sunu kanam waaye mel na ni ñu bëree ngi ñaan daal nañu bàyyi xel askan wi ba bañ a indi problème yi nga xamante ni xewoon na fi lu ci mel ni weeru mars. ayca libération la ñuy dem xool yi moom nag dafa mel ni la Seneweb xëyee moom tamit moom la xëyee ci xëtam gu njëkk muy mbiri Serigne Assane. voilà noonu nga ko waxee Ahmad Ndoye lii Seneweb xëyee moom la libération indi ci unam ci mbirum Serigne Assane Mbacké Xelkom ak bandam gi nga xamante ni nii moom sax dafa jàpp ni mbir mi daal nekk na affaire bu sourdine nekk na affaire gu salte gu doy waar goo xam ne xel xalaatu ko woon waaye dafa mel ni ci biir maanaam libération Serigne bi dikk na en détail ci mbir mi ni mu demee waaye tamit xale yi nga xamante ni dañ leen doon sàkku ñoom i tamit wax nañ def ay aveu expliqué maanaam anam yi nga xamante ni moom la leen Serigne Assane Mbacké ak ña nga xamante ni ñoom la àndal noonu la leen doon sàkko bu ñu sukkandikoo ku mel ni O Diouf moom nga xamante ni am fukki at ak juróom-benn 16 ans nekk benn victime présumée wax na ni kii di Beydi Amady moom da doon séy ak moom ci ginnaaw te nee na Serigne Assane Mbacké ci boppam moom moo daan téye tànk yi ngir yombal mbiru li nu mel waaye nee na depuis keroog googu noonu la commencé dund li tubaab di wax enfer mu mel ni dafa nekk ci safara goo xamante ni nekk ci guddi goo xamante ni bët setagul noonu la Timbo moom am 17 ans muy fukki at ak juróom-ñaar moom itamit wax anam yi nga xamante ni moom la sëñ bi daan tëddeeg moom ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoom la àndal lu ci munte am daal mbir mi doy na waar ba fu doy waar yem na ma ko doon waxee sànq rek li ci gën a doy waar mooy Serigne Assane Mbacké nekk boromi xam-xam di waxtaankat nekk conférencier nekk nitu diine te ku ne xam na ni jamono ñu toll ni diine booloo di xeex lu ci mel ni ngóor jigéen rawatina kuréel googu di ànd sàmm jikko waaye ñu ñëw ak fa mu bokk sant Mbacké ñu gis muy jëf ni mel doon na lu doy waar ci xelu askan wi. ñu yëg ci kaw turbine bi turbine yéene kaay moom dafa xëy samp laaj di laaj lu tax président de la république Macky Sall foo ko fekk rek muy daagaan baatu saagakat yi.
defe naa laaj googu nag soxna Aïda peut-être ci kanam incha allah moom dina ci tontu waaye lu ci munti am tribune maanaam laaj googu la samp pourquoi Macky Sall enrôle les insulteurs ana lan moo waral Macky Sall fu nu ko seen ñi nga xamante ni ñoom la waroon maanaam teg coom jubbanti leen wala yoon daal leen teg loxo ngir kàddu yu ñaaw yi ñuy teg ci suñu institution yi wala kàddu yu ñaaw yi nga xamante ni dañ koy teg ci ndodd moom ci jëmmi boppam président Macky Sall ndax ki nga xamante ni moom mooy indi coow li yëpp moom mooy Khaliphone Sall mi président Macky Sall recevoir ba pare am ak moom benn entretien ñun ñii di ay taskatu xibaar nekk ci réew mi defe naa loolu jafe nañu waaye bu ñu demee ba di ko yombal koo xam ne démb dala doon saaga tey nga koy accepté mu lay jege doon teg ci wax ju ñaaw defe na ni nag askan wi war na samp laaj ba tax na turbine xëyee pourquoi Macky Sall war a enrôler lu mel ni insulteurs yooyu noonu nag et tamit li ci gën a doy waar moom président Macky Sall mel na ni VAR daf ko rattrapé parce que moom moo daan wax ni on ne peut pas laisser les gens détruire les réputations de personnes de famille gratuitement tey tamit ki nga xamante ni tey jii nii gis nañ ko ci wetam ba muy am ak moom entretien muy Khaliphone Sall président de la République Macky Sall mel na ni loolu mu doon jàngale di ko wax askan wi jëfewu ko. ayca ñu xoolkat bi di l'observateur borom gët gu yaatu ji moom dafa xëy ci li nga xamante ni moom mooy njàng meeg njàng li dem ba Diourbel ca lycée d'excellence ba. Diourbel lañ jëm ak l'observateur ca lycée d'excellence bu Diourbel bi mu mel ni dañoo indi njàngat ci ñooñu nga xamante ni dañ leen di tuddee ay crack ndax ku ne xam ne ni lycée d'excellence foo ko dégg rek xale yi fee génne dañuy doon ay xale yoo xam ne dañuy xarañ ci wàllu njàng mais xale yooyu nag wàllu njàng googu noonu ñuy xarañ mel na ni dafa am yeneen réalité yi làkkatu ci gannaaw ndax mel na ni li ñuy tuddee ay ennui wàllu stress daf leen di faral di jàpp ndax sax nemmeeku nañ ne beaucoup d'élèves souffrent de dépression de troubles de personnalité de bipolarité mel na ni façon bi nga xamante ni moom lañ leen moom la ñuy jàngee moom la ñuy mokkale seen leçons yi ak rythme bi nga xamante ni ak méthodologie bi dafa leen di indil ay jafe-jafe yoo xam ne dafay mujj feeñ ci seen dund wala mujj feeñ ci seen li ñuy tuddee maanaam seen parcours ba tax na tey jii ni l'observateur dem ba ca lycée ba ngir indi njàngat ci xale yooyu nga xamante ni dañuy faral di dund yi la jafe-jafe. ñeneen ñu ngi nii ci ay jafe-jafe nag Vox Populi mi gàddu askan wi moo ñu xëyee ak ñoom César Atoute Badiate. voilà donc prison à vie loolu la Vox Populi xëyee ci ki nga xamante ni moom mooy Capin emploi ak César Atoute Badiate nga xamante ni nii ci mbirum Boffa Bayotte indoon fi coow lu rëy finalement mujj nañ leen àtte te maanaam dañ leen nar a tëj à vie waaye mel na ni seen avocat kii di maître Ciré Clédor Ly ñaawlu na mbir mi ndax jàpp na ni c'est une injustice criarde une décision surprenante désespérante parce que nee na même si je ne dis pas que c'est une décision politique elle rencontre les aspirations ou les désirs des politiques et c'est là qui discrédite la justice moom jàpp na ni atte gi ñu leen atte te maanaam teguwul ci yoon te jàpp na ni politique rax na ci te lii maanaam dafay ñaawal image bi nga xamante ni justice Sénégal boobu ba tey jamono nit ñi ngi koy discrédité di ñaawlu doxalinam. ayca buñ ci noppee dañuy dem xooli ji Sud Quotidien moom tamit dafa desaat ci li nga xamante ne nii moom mooy coow la amoon ca Boffa Bayotte. voilà procès de la tuerie de Boffa Bayotte moom la Sud Quotidien xëyee ci unam verdict en mode perpète ndax ni ma ko waxee léegi rek René Capain Bassène Omar Hempouat Bodian ak César Atoute Badiate ñoom ñëpp dañ leen a maanaam dañoo mujj écopé li ñuy tuddee réclusion criminelle à perpétuité ñoom fi mu ne nii daal nar nañu dugg kaso goo xamante ni non seulement amul buntu amul caabi waaye fa lañ nar a des di des ci seen giiri dund waaye loolu tamit maître Ciré Clédor Ly nga xamante ni moom moo nekkoon ci défense bi jàpp na ni les juges ont su écouter mais n'ont pas entendu kon maanaam li nga xamante ni moo nekkoon yoon ci dossier bi yoon doxalu ko. ayca gannaaw ENSOA ak ENOA ak école police ak yeneen i école yoo xamante ne nii armée bi moo ko moom Sénégal nag fi mu toll nii dafa mel ni mu ngi moom boppam le quotidien yéene kaay moo ñu ko wax gannaaw li nga xamante ne nii taxawal nañ ko muy école de la marine. noonu nga ko waxee Ahmad Ndoye noonu la amee le Sénégal prend son indépendance mel na ni Sénégal moom na boppam waaye ci ban domaine lii ni ñu tuddee école de la marine pour la première fois na ma ko waxee woon sànq Sénégal amal école boppam ngir mën a am corps goo xamante ne dañuy am seen propre centre de formation jàngat bi nga xamante ne moom la ci président Macky Sall am mooy la nee na au regard des enjeux le renforcement de la marine est un acte de souveraineté kon dooleel marine nationale dooleel gone yi nga xamante ni nar nañ fa am formation waaye ñun ñooy former suñu bopp nekkatul loo xamante ne dañ koy jéggaani di ko jox maanaam tubaab bi mu nekk jéego joo xamante ni am na solo ba tax na Sénégal fi mu ne nii moom na boppam ci domaine googu. ayca nañ dem xooli ji critique yéene kaay moom mi xëy ci ñi war a tëj seen gémmiñ fii ak weer. voilà politiciens yeeg médias yi. voilà noonu nga ko waxee Ahmad ku ne xam na ni période gi ñu toll ni ñu ngi ci pré-campagne électorale te pré-campagne électorale bi kii di Alhassane Sall di gouverneur de Dakar dafay tere li ñuy tuddee propagande moo tax législative yi ñu jëm dafa nekk ay enjeux yoo xamante ni mboolem coalition yi mboolem parti yi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci jongante yi war na noo bàyyi xel li nga xamante ni moom mooy communiqué gu tukkee ci gouverneur bi waaye noonu la ko critique xëyee jàpp ni on aura un mois de bouche cousue kon ku yeboo maanaam terewuñu kenn wax waaye lépp luy propagande wala lépp
luy jëm maanaam ci maanaam promotion wala fësal li ci wàllu politique li nga xamante ni moom mooy sa liste dañ koy tere waaye nag fi mu ne nii laaj gi ñu samp mooy prise de parole pour la stabilité nationale ban kàddu la président Macky Sall war a am ci situation bi waaye tamit li nga xamante ni moom mooy monter en puissance sànq wax naa ko ci marine nationale bi naka la Macky Sall nar a maanaam àddoo ci loolu noonu waaye li ci munti am te mu am solo moom mooy critique daal wax ko mooy weer wi ku yeboo na nga tëj sa gémmiñ te bañ a wax ju bëri lu jëm ci propagande élection maanaam législative yi. acca ñu dem xool ji laas yéene kaay moom dafa delluwaat ca marine nationale ba léegi nii di ñu wax ne nag fi mu toll nii mu ngay yokk ay jéegoom ak kàttanam. voilà indépendance bu sànq bi moom mooy wéy di continuer rek ak laas quotidien ndax kii di marine nationale amal nañ seen école bopp pour la première fois dans l'histoire ci diiru ñaari at lañ ko tabax na ma ko waxee sànq ndax 11 juin 2020 ca lañ defoon pose première et pierre bi waaye diir ñaari at tegu ci rek 2022 gi nii ñu daal koy inauguré ci njiital président de la république Macky Sall loolu di monter en puissance goo xam ne fi mu ne nii marine nationale wane na ko ngir moom seen bopp waaye tamit ñu fàttali ne inauguration de l'école de la marine ak acquisition tamit li ñuy tuddee ay navires de combat. ayca ñu dem xool ji nag wàllu tàggat yaram ak Stade yéenekaay. Stade yéenekaay tey dafa dikk ak ki nga xamante ni moom mooy Gana ak Sadio ñi nga xamante ni dañuy filer tout droit vers l'exploit ndax ku ne xam na ni ñoom ñaar nekk na ñaari joueurs yoo xamante ni nes tuuti ñu entrer dans l'histoire du football moo xam ci Sénégal moo xam ci Afrique surtout ki nga xamante ni moom mooy Sadio Mané ndax jamono yi ñu génn yàlla dogal na mu nekk le meilleur buteur de l'histoire maanaam lii di équipe nationale Sénégal waaye li ci gën a amati solo ku ne xam na ni Sadio Mané fi mu ne nii mi ngi ci diggante maanaam daanaka sax nee na moom desatul Liverpool waaye li ñuy wax ban club la nar a dem ci club googu mu nar a dem nag fi mu ne ni mel na ni Bayern moo gën a jege ngir accueillir ko ba tax na ñu ngi koy proposer salaire goo xamante ni na nar na am solo nar na déterminant ci li nga xamante ni moom mooy carrière am moo tax Sadio Mané ak Gana Gueye fi mu ne ni ñu ngi ci yoonu jëm ci exploit goo xamante ni dina am solo lool ci seen carrière. ayca bu làmbatoo ba daj suñu làmb nga wax ma tey lu mu làmboo. voilà dañuy jeexal ak suñu làmb ndax démb rek ñu ngi ci woon waaye mel na ni tey xëyaat nañ ci combat gi nga xamante ni nar na am diggante Franc ak Sokh waaye nag bagaar gi nga xamante ni samp nañ ko laaj ci kan la nar a profité ndax Sokh moom moo nar a Sokh ki nga xamante ni moom mooy Franc wala Franc narut a nangu loolu dafa nar a riposter par rapport ak li nga xamante ni moom la Sokh nar a indi waaye lu ci munti am xeex gi maanaam kan la nar a profité mu di jàngat goo xamante ni journal bi samp na ko waaye nag li ci munti am fi mu ne ni combat bi rek bu nu ci àggee ba ñoom ñaar ñu dugg ci arène bi ba ñu tëj saaku yi boobaa dinañ mën a xam ci kan la war a mën a profité. ayca merci beaucoup yaa Moussa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mais problème bi ma am ak Babacar Kébé dinañ ko am yaa Moussa xoolaatal stade yéenekaay xoolal ci kaw fële à droite. loolu doo ko wax loolu dafa am solo. mais man li ma jaaxal te stade seen kii bi image bi dafa xaw fluent. mais yaa Moussa ñoo mën a gisee Sadio Mané gis Gana Gueye gis Saliou Ciss te xooloo ci kaw li nekk ci kaw moo gën a fës. gisuma ko gis gisuma ko de. wa jaloore gi mu def 311 bi inscrit. fu mu dugal 300 non xam nga moom dafa jaar national moom dafa raaw dafa jaar national 2 national 2e division non bii mu nawetaan nu ko fédération di compter da koy fekkee non kii buñ ci boole bii mu nawetaan day mel ni pële 6 doublé histoire football mosu fi am ci championnat meilleur buteur loo ko wax ngañ faal doomu Sébi ko tànn dafa di jaloore ki Aliou Cissé da ko war a yóbbu mondial buñ bëggee bii yi bëri kon mbokk ñu dolli leen ko ci mbir yi kon nekkul Gana kese ak Sadio Mané déedéet ko lu fi def kenn mos ko fee def def na fi lu fi kenn mos a def kenn mos ko mu tudd na ngañ faal kon man nga doomu Sébi ko tànn 311 bi 6 doublé lu musul am ci histoire du championnat ngi insisté ci Sébi ko tànn bi de xanaa fa nga